mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fi ci Ndakaaru li gën a fës ci xibaar yi muy ne saa yu leen yoon soxla ñamu soxla ñu mën a am ay avocat yu leen taxawu di ndogal ba jëm ci xew mi ni ki démb waral ba ay praticiens du droit di ko rafetlu bëgg it ñu indi ci yeneen ci ay coppite bokk na ci te fexe ba avocat doy sëkk ci xew mi rawatina ci région yi waral ba barreau bu Sénégal fas yéene amal ab concours ngir ñu mën a am ay avocat yu sàkkan ñeen ci ay ndongo nekk daara ju kawe ji di université Cheikh Anta Diop de Dakar di rafetlu lu ni mel daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi jàng amut niki tey ñenn ci ay jàngalekat bootu ci kuréel bii di CUSEMS daal di banque seeni loxo rawatina ci département bu Mbour la ko waral mooy ni dañu bëgg nguur gi sàmmonteeg la mu xaatim seen digganteeg moom lu ko mooy daañu gën a taral lu ni mel daañu ci dikk ak yéen ci xibaar yi embouteillage yi taqar naase ci capitalu Ndakaaru rawatina ci gox bi di HLM 1 waral ba yenn ci ay dawalkat di ut nu ñu wëree ngir mën a daw embouteillage yi ña dëkkee ca gox yooyu ne sonn nañu ca waral ba ñenn sax ca ñoom doon ay agent ngir mën a régler circulation bi bëgg kilifa yi indi ci ay saafara ngir ñu mën a mucc ci yooyee embouteillage daañ ci dikk yéen ci xibaar yi leneen dina ci bokkit muy yenn xeetu perruque yi nga xamante ni soxna yi dañ koy faral di jëfandikoo ñu ci ëpp ci ñoom jàpp ni moo gën a ëpp temps ndax dañuy am ay jafe-jafe ci wàllu létt beeg ya ca aju yéen ci ay coiffeuse di ñu faram-fàcceel avantage yi mu am ak jafe-jafe yi mu làmbool daañu ko faram-fàcce ci xibaar yi mbokki ponk yaa ngoog bu ngeen ñu toppee ñu daal di koy yaatal. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañ koy door rek article bi nga xamante ni la ñu jëmmal ci réew mi ni ki démb mooy ni képp ku yoon woolu nga am sañ-sañu sa avocat mën la taxaw ñi nga xamante ni ñu yëngal ci wàllu yoon di ko rafetlu ne ndogal boobee baax na waaye la ñu bëgg mooy ne bu mu am xàjj ak seen mooy ni na ci yëpp yem waaye te fexe nu ñu defee ba région yi ñii di avocat yi mën fa sakkan ngir ne ku leen soxla ñu mën leen a taxaw leeral yeeg suñu ndaw di Ajara Njaay. circulaire bi wane que ni avocat dafa war a taxaw bu ñu interpeller client wam ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum droit nag rafetlu nañu ko bu baax ñu jàpp ni mbir mi li dina tax officier yi ñu respecter article 55 bu loi bi li circulaire bi yaakaar nañu ne dinañ ko yóbbu fu nekk ci commissariat de police yëpp ñu fexe ba képp koo xam ne homme de tenue nga ci biir Sénégal te nga mën a arrêté nit nga yëg ne direct circulaire boobu am na. Dans les commissariats il arrive souvent que des fois nit ñëw devant la barre tribunal ne man li ma wax nii bi ma koy wax parce que dañ ma torturer donc bu fekkente ni aujourd'hui may nañ avocat bi mu ñëw taxaw assister ki nga xam te moom mooy client mais kooku bu demee devant la barre bu bëggee wax loo xam ni dafa waroo ak procès verbal bi su boobaa avocat mun na ni ko déedéet. ci noonu ki nga xam ne mooy directeur exécutif bu Amnesty International mi ngi ñaawlu nag exception bi ñu def ci biir li circulaire. ko am téye nañ la rek te ki la téye mun la torturer wala boog mun la nax wax loola loo xam ne waroo ko wax da nga soxla sa avocat assisté la kon war ñoo fi nekk di ci génne ay citoyens sénégalais ñi nga xam ne dañ leen soupçonné dañuy njort ne dañu bëgg def ak terroriste ndax présomption d'innocence ñëpp ko war a am képp koo xam ne dañu la jàpp rek dañu war a yaakaar ne dafa gëloo tant que attewuñu la. mbir mi nag du effectif tant que réew mi amul avocat yu doy loolee nag di kàddu acteurs yi li Maroc bërki démb Ndiaye seen dernière promotion bi y avait 1500 avocats donc bu ñu bëggee que mesure boobu mën a jëriñ effectivement les justiciables nañu soucier wu d'abord xool naka la ñuy def ba justiciable yi mën am avocat ba nga xam ne bu ñu la tegee loxo di nga mën a woo sa avocat. région yi bëri amuñu avocat soo demee li mel ni Kédougou benn avocat nekk fa soo demee Sédhiou amul avocat soo demee Matam amul avocat réew yi dëkk yi bëri fii ci biir Sénégal amuñu avocat kon disposition bi pour que mu am njëriñ. il faut que avocat yi nekk fi nga xam ne fa la ñu leen soxla. règlement bu yees bi dugg en vigueur benn fan ci weeru janvier ci atum 2015 ak article 55 bu code procédure pénale bi ñu soppi ko ci juróom-ñetti fan ci weeru novembre ci atum 2016 di attu ci taxawaayu avocat wu ngir rek assister bi li client woom bu koy officier police di interpellé waaye acteurs yi yëngu ci wàllum droit di artu état bi ngir rek mu dox ci nu ñuy yokkee avocat yi waaye tamit nu ñuy nekkee ci région yi ngir mën a yombal respect loi bi li
mu ngoog Adjara Ndiaye wax nañu ko mooy ni faw limu avocat yi gën a yokk ci réew mi ngir ña leen soxla ñu mën a jote ci ñoom waral ba barreau bu Sénégal fas yéene amal ab concours ci at mi la ngir mën a jël ñi nga xamante ni daanaka mënees nañ leen jàppee ay avocat lu ni mel yenn ci ay ndongo ñu fekk ci daara ja kaw ji di université Cheikh Anta Diop di ko rafetlu ne bëgg nañu nguur gi taxaw ci ngir ne li ñuy maanaam limu ñañu soxla ci ay avocat mën a doy sëkk ci réew mi rawatina ci région yi nga xamante ni ci ëpp ci ñoom dañu koy soxla leeral yeeg suñu ndaw di leen a cuuna yokku limu avocat yi file ci Sénégal loolee nag mooy mbébétu concours bi ñu dippee concours d'entrée au barreau loolee ngir mën koo yokku bâtonnier ordre des avocats bi di maître Mbaye Guèye moom fas yéene na organiser concours boobule ubbil ko étudiants yi di jàng lépp lu jëm ci wàllum droit loolee nag ñii di waa faculté des sciences juridiques bu université Cheikh Anta Diop nag ñoom ñu ngi koy rafetlu. révélation bu am solo la d'abord si étudiants yi parce que dañu gis ni étudiants yi lu si ëpp dañuy am seen diplôme kenn du mën a insérer wu dans la vie professionnelle. lu ñuy rafetlu la loo xam ni dañ koy téye suñu ñaari loxo dañuy gën a gëmaat ni li nga xam ni ñu ngi koy jàng am na mucc te am na mujj. limu avocat yi nekk fii la ci Sénégal néew loolu ba tax na ñii di étudiants yi lii ñoom ñoo ngi ñaawlu torop li ni mel surtout nag ñuy woowee Sénégal ab dëkk état de droit. loolu kenn mësu koo rafetlu parce que dëkk bu toll ni Sénégal yaakaar naa ni warul am 358 avocats kese. c'est pas normal parce que le fait que amul avocat yi bëre d'abord première conséquence bi maanaam mooy le coût des avocats dafay nekk loo xam ne dafay cher. bu ñu sukkandikoo ci étudiants yi leen nag leen rek moo mën a andi saafara li ni mel loolee mooy xoolaat doxalina lépp lu jëm ci wàllum njàngum droit. bu ñëwee fii ay 2000 la fi nekk wala 4000 léegi dañuy gis nit ñi dañuy tiit. fii boo fi jëlee étudiant master yi nga xamante ne dañuy def ay carrière judiciaire wala autre dañuy am connaissance bu bëri. mënuñoo wax ne ñoo ñëpp tamit jànguñ wala amuñ capacité pour nekk avocat kon donc man je vois que la faute incombe à l'État d'abord avant d'y incomber à l'administration de la faculté de droit. ñetti téeméer ak juróom fukk yu tekk juróom-ñett loolee nag mooy limu avocat yu nekk file ci Sénégal bu ñu génnee Dakar nag ñaar fukk dong ñoo tasaaroo ci région yi lim boobu nag mu nekk lu néew loola buñ ko comparé ak lii di standard internationaux yi. bu ñu sukkandikoo ci loolu ndax mën nañ ni laaj bi mën na sampu taxawaay avocat ca njalbeenu ba ñuy jàpp nit ki ndax li ni mel mën naa nekk réalité file ci Sénégal. Leena Thioune ñoo ko waxoon mujj nañ koo def muy jàngalkat yu bootu ci kuréel bii di CUSEMS sa banque seeni loxo nekk jàng amul ni ki tey rawatina ci département bu Mbour la ñuy sàkk mooy nguur gi fexe daal di jëmmal la mu xaatim seen digganteeg moom lu ko mooy dañuy wéyal grève bi ngir wane seen naqar ci ñàkk ànd ci yenn ci ay poñ yi nga xamante ni ñu ngi koy sàkk ba léegi ci nguur Sénégal mu mel ne dañ leen cee tànqam lu ci kàddu ki nga xamante ni mooy Jokel Faye dañu koy teewlu ci micro suñu ndaw yi ñu teewal ca Mbour di Mamadou Diop. yi xaw ma état bi xam na ko wala xamu ko mais jàngalekat yi ci seen bopp ñoo soxla xeex ndax dañoo torox jàngalekat yi humilier nañ leen ci seen i famille en coupant leur salaire jàngalekat yi toroxal nañ leen ci seen i wàlli acte boo xamee avance man jàngal naa ay élèves yu bari yoo xamante ne nii dem naa à un certain moment dem nañu ba raw ma pourquoi parce que am na fonction publique blocage bu fa am boo xamante ne ni enseignants yi mënuñoo avancer comme cela se doit. mooy tolluwaayu xeex bi mooy véritablement respecté nañu mot d'ordre CUSEMS bi de long en large te ñu ngi ciy gërëm jàngalekat yépp yi nekk ci département bi. état bi respecté wuñu donc il faut que état du Sénégal arrêté ponction yi muy def ci salaire yi non seulement da ko war a arrêté mais dafa war a fay lépp loo xamante ni dagg nañ ko ci salaire jàngalekat yi ndax jàngalekat yi laay waxal mais fonctionnaires yi yépp li ñu dagg seen salaire dañ leen ko war a delloo alors ñun ñuy exige DMC boobu nga xam ne Macky Sall da koy gelé il faut que mu dégeler DMC bi alignement indemnité de logement bi su état du Sénégal nanguwul ubbi ci ay négociations yu sérieuses xam leen ne système bi dina toujours di perturbé wu. mu ngoog di waa CUSEMS ni ki démb lii di débrayage la ñu amal mu mel ni ca lycée Lamine Gueye boobee débrayage jonnu lu ñu suivre wala boo ko yàqul benn yoon li nga xamante ne mooy cours yi ci kàddu ñenn ci ay ndongo ak administration bi fësal ni yenn ci ay absence yéen ci am la ko waral mooy génn ko àddina xalifa général des mourides ni ki démb di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké dañ ci ànd ak leeral suñu ndaw DG bi Sarr Joni ci lycée Lamine Gueye digg école bi ay ndongo yu taxaw di waxtaan
donte ni nag daawul mel nii waaye teewul ambiance bi mën nañu wax ne am na fi ci ndongo yi wala sax ci administration bi débrayage waa CUSEMS bile mën nañoo jàpp ne yàqul dara ci seen njàngale. grève bi moom santé ko mais des fois day am grève des fois du am grève. te daf neen français daf neen mat daf neen histoire. non sentiruñ ko noonu sax benn yoon lañ defagum lañ toog benn jour jànguñ quoi benn yoon kese. ci suba bi classe yi fonctionné na normalement gisuñu daal ay gàllankoor ci cours yi ci 8 heures. débrayage enseignant yu CUSEMS yi le nag dafa tombe xalif général bu Mouride daal di làqu tax ba censeuru lycée Lamine Gueye di xamle ne yenn absence yi mën nañoo jàpp ni looloo ko waral. donc ñu ci bëri dem nañ Touba am nañu déposé déjà ay autorisation d'absence pour loolu donc mën nañu wax ndax grève bi moo tax ñëwuñu wala li xew Touba loolu moo tax ñëwuñu loolu mën nañu ko wax ak négat ni naka noonu censeuru lycée Lamine Gueye bi mu ngi sàkku ci jàngalekat yi ak nguur gi ñu toog ci benn table ngir gën a mën a waxante dëgg. moo tax ñuy ñaax nguur gi ak syndicat yi ñu toog gën a waxtaanaat seet ndax problème yi ñu mën a fajee dinañ ko faj rapidement xel yi dellu si xol yi dellu si ku nekk def sa liggéey nu mu waree ndax. waa CUSEMS nag amal nañu débrayage ci àllarba ji ñu fas yéene ci toftal ba keroog ñu ci àddu ab grève totale niki alxamis jàngalekat yu CUSEMS yi sax li ñuy sàkku moom mooy ñu daat li ni gindi ci seen indemnité de logement yi respecté accords yi ñu xaatimoon ak gouvernement bi boole ci ak fay leen li ñu leen yoreel ci bac beeg BFEM bi ñu génn. Jibi sax Joni ñu wax ci embouteillage yi nga xam ne dafay taqarnaase ci capitale bu Sénégal rawatina ñu dëkkee ca HLM 1 mu mel ni ci ëpp ca ñay dawal daay naka saa ñu yegsee ci bërëb yooyee ñu ngi fexe di nas ay pexe ngir mën a contourner li nga xam te ne mooy embouteillage yi lu ni mel indil la ay jafe-jafe askan wu fa dëkkee yëkk seen kàddu di ko ñaawlu la ñu bëgg mooy na nguur gi taxaw ci indi ay saafara ci embouteillage yooyu nga xam ne daf leen indil ay gàllankoor xëy na dinañ ci dikk ak yéen laata njeexteelu bi la jotaay xibaar ànd ceeg leeral Yama Koli ñu wax ci Bourguiba daanaka yoon la boo xam ne boo fa jaaree di nga gis ay garab yañ fa samp lu ni mel la muy tekki mooy ni dundin gu neex ci jamono ji nga xam te ñu ngi gis ni garab mu ngi manqué fu ci ëpp ci réew mi waral ba ñenn ci askan wa ñu dajal ak it mairie di bëgg ñu taxaw ci lu ni mel mooy ne nañ samp ay garab ci yenn ci gox yi ngir ne xeetu pollution yu gis ak jafe-jafe yi nga xam te ne suñu alam bi mu ngi koy faral di jànkonteel mu mën ci tàggoo wala moom mu tàggoog moom leeral yeeg suñu ndaw di Mansour Sow. Seck ma nga bàyyi ko fële ci Mariste mi ngi taxaw nag di xaarandi lii di bus bi fii ci avenue Dakar Bourguiba donte ci jamono ji lay sax naaj wi tàngul googu lay tàng waaye nag rafetlu na bu baax taxawaay wala sax rafetaayu garab yi nga xam ne nag ñoo nekk ci avenue bi lay. avenue Bourguiba bi cité Baba bi Rudis bi fii moom am nañ chance parce que allez yi même fi taxaw fii xaar bus wala taxi ci sous l'ombre te Dakar pollution bi bëri na. garab amatu fi les gens construisent dañuy tabax sans sóoraale espace vert yi donc mais ñi dëkk fii moo xam naa am nañ chance. yoon wi nga xamante ni nag moo jaax ci Dakar Bourguiba wute na ak ñal yu bare bari yu nekk fii ci capitale bu Sénégal foo sànni say gët rek garab yi ngay seen décor bile bu fi amee wala sax mu wéy fii di des ba tey mairie bu Mermoz Sacré-Cœur da ci àndal rek ak ndimbalu lii di ville bu Ndakaaru. nekk na benn commune boo xamante ñu fi dëkk wax dëgg seen doole méngoog nag ak cadre bu mu war seen doole dafa war a méngoog ak cadre bu commune bu war a am moo tax nag moom à chaque fois muy fexe di ko jéem a améliorer boo jëlee nag tronçon bu mel ni Bourguiba donc loolu benn partenariat la woon ak waa ville de Dakar bu ñu def boo xamante dañoo tout simplement bëgg jox waa boobu ak ñëpp ñu fay jaar benn gis-gis bu rafet ci commune d'arrondissement moo tax ñu jël fa suñuy doole ànd ak ci waa ville de Dakar def ci luñ ci mën. L'événement c'est les coupes du bois donc malheureusement les gens construisent n'importe comment duñ sóoraale espace vert et puis li ñu jotee am sax duñ ko toppatoo c'est mal taillé wala des fois duñ ko dagg bu baax ainsi de suite mais là avenue bi moom entre la cité Baba peut-être que war nañ féliciter peut-être le maire. wala administré yi nekk ci zone bi. exemple wala sax jëf jile yi
commune d'arrondissement yi wala sax collectivité locale yi di gox ak goxaat yi nekk fii ci Ndakaaru war nañ ko mën a roy waaye nag day fekk sax lépp lu jëm ci wàllu entretien maanaam toppatoo bi ñu def ko ci anam ya mu gënee. La commune de Mermoz Sacré-Cœur a compris cela. maire Sacré-Cœur Mermoz loolu la xam moo tax bëgguñu jël lenn ci kafa mairie bi def ko foo xam ne kenn du ko topp loolu la war a sax mu am ay nit yoo xam ne da leen tàggat pour ñuy wëyal liggéey boobu. Des agents qui ont été formés pour ça. ci avenue bi nu duppee nag président Habib Bourguiba ab cadre bu jekk lool ay garab yu fasantikoo ba mel ni nun koy gisee nag ci dessin animé yi lii nag mi ngi am ci jamono joo xamante nag Ndakaaru xëj na lool ba nokki fi air bu baax nekk lu jafe lool askan wi nga xam ne nag ñoo nekk ci commune bu Mermoz Sacré-Cœur jàpp ni seen poumon vert bi lii kenn du leen ko yàqal. ngook Mansour Sow wax nga ko Dakar xat na lool ba noyyi li nga xamante ne mooy air bu baax doon lu jafe la ko indi bokk na ci embouteillage yu tar yi ñu fi nemmeeku rawatina ci HLM 1 ñenn ci askan wu fa yeewu ñoo ko xamle mooy ne sonn nañu ca ba sax yenn saay ñoom ñooy doon ay agent ngir mën a régler ay situation bu ni mel ak it ñàkk kaaraange bi ñu nemmeeku ci gox yooye ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu dem ak dikk bi te fësal ni léegoo-léeg dañuy faral sax di amal ay contournement ngir mën a mucc ci embouteillage waaye mu mel ni France dalu xëdin bëgg nañ nag kilifa yi taxaw ci indi ci ay saafara ngir ñu mën a tàggoo ko embouteillage bi ñu nemmeeku ci Dakar rawatina ca HLM 1 dañ cee ànd ak suñu ndaw di yaamu ko lii. embouteillage ci tali bi tax na yenn dawalkat yi di teggi seen yoon ngir mën a dugg ci gox-goxaan yi waaye itam du yenn quartier yi ñoo koy nangu fii ci HLM 1 ñu fay yeewoo di xeex li ni mel. problème bi ñu entamé pour wax nag problème mu tata yi wax yi jaar ci biir secteur koñ bi. dañuy am problème pour mesure de sécurité moo tax ñu interdit leen maire bi am ay agents yu mu teg foofu mais souvent boo gis ñëwee rek parce que xale yi dañuy jàngi wàcc école tataay bu ñu ñëwee léegi dañuy bañ ñu perdre contrôle comme d'habitude daan na fa am souvent dana am souvent ay choc wala yu mel na lu ñuy éviter la plupart. loolee nag ngir moytu bépp accident kilifa bii di ci artu. mais je trouve que avant-hier dañ fi jaar am ak problème ak waa quartier bi parce que agent bi monté agent bi fi maire yi teg muy dévier car dafa wàcc. waa ji insisté à ce que ne day jaar moo am ak contentieux xale yi ñu am problème ba finalement ñu wujjee woo maire bi moo mujjee arrêté affaire bi ñu arrangé ko bon finalement après ñu woo police ñu yóbbu moo borom tata bi mujjee dem loolu daal lañ ci am ay écho. jeune quartier yi ñoom taxaw nañu temm ngir dugal li ni mel ñu ñaax itam ki di seen njiit mu utal leen ay agents de sécurité. li waral ñuy tere fii dañu mobiliser wu dem ba ci gouverneur de Dakar. gouverneur gisee ak maire yi gis commandant ñuy signé ko ne kenn dootu fi jaar borom bis yi ñooy tooñ parce que état moo leen tere ñuy jaar fii nii mais ñoom dañuy dëgër bopp chaque jour dañuy fas ne fii la ñuy jaar te fii dañ koy tere dañ fay masalaal xale mu gaañu. kenn rek mënu ko defal ñun daal loolu la ñuy ñaan xam nga pour que maire bi taxaw si bu baax a baax yokkal ñu ay jumtukaay ay kaaraange. ngir sàmm seen gox ak mucc ci yenn accident de la circulation ñii di yeewoo HLM di tere bépp bus tata ak camion. ba tax nañu def seen képp kàttan ngir jóge fi li ni mel waaye itam di ñaax seen maire te leen ay agents de circulation ngir mën a sàmm seen gox. Yaama Koli ñu wax ci nappum cosaan bi ñu dippee pêche artisanale mu mel ni jafe-jafe yi muy dund la ko koy gën a indil mooy changement climatique di coppite yi ñuy nemmeeku ci xaalam bi ci ay conséquences am ñu ko xamle di ab étude boo xamante ni kilifa ci yëngatu ñoo ko fësal waral ba ñu amal ab lël ne faw ñu indi ci ay saafara lëkkaloo ceek réew mu Allemagne saafara yooyee fësal nañ ci yenn ci ay piste ak yoon yu ñu jàpp ne buñ ci taxawee xëy na napp ko cosaan gi dina mën a mucc ci jafe-jafe yooyee nga xamante ni changement climatique bi moo koy faral di indi Aïda Mamadou Diop lañ ci àndal. napp gi dafa sooxe ay jën yoo xam ni boo leen gisee balaa nga leen di gisati yàlla xam liggéey boo xam ne nag nappkat bi mënu cee dundal ci njabootam li ni mel nag li ko yokk mooy changement climatique bi. ñàkk yooyu au niveau économique évidemment mën na. tax ba ñi nga xam ne ñoo dépendre ci pêche artisanale ñàkk koom seen koom bi ñu doon jëlee ci napp bi wàññeeku loolu tamit benn aspect la beneen aspect bi mooy li ñuy wax perte et préjudice non économique loolu tamit dafa laaj ñu évaluer ko pour xam suñu xoolee napp gi li muy représenté ci suñu réew yi nga xam ne dafay am valeur culturelle am valeur historique ñu xool yan ñàkk la mën a indi ci wàll boobu ak lan la ñu mën a def pour mën a jànkoonteel ak loolu ba nga xam ne dinañ préserver patrimoine boobu. kon
faaw ñu jug wax ci teg ay bànqaas yu nga xam ne ni dina tax ba ñu xeex ak changement climatique bi. naam Afrique la muy polluer bariwul wante moom moo ci gën a sonn. na ay jën yoo xamante ne amatul wala bu amee bëreetul ñëpp gis nañ ne napp yi dafa wàññeeku baax a baax jën yi ni den toll seen dayoo dafa wàññeeku ñu bëri si nappkat yi amatuñu liggéey ñu bëri sax ñu ngi jël bateau yi di dem Europe wala ñuy jëm ñu bëri di si faatu dégâts yooyu yëpp nag dañ war a taxaw quantifier ko c'est-à-dire xam ñaata la bu ñu demee ci ay négociation ñu ne ñun kat lii la ñu quantifier suñuy dégâts tooñ bii ngeen di tooñ te yaakaar na ne lii la ñu war a jot si compensation. kon ñi nga xam ne ni ñoom ñooy gën a polluer war nañoo mën a jox ndàmpaay dëkku Afrique yi xeex bi kon ci loolu la war a wekku. coopération allemande moom ne dina ci jàpp bu baax a baax ba fépp fu nga xam ne ni dañ fay jottali kàddu ngir Afrique mën a suqaliku dinañ ko def ngir napp gi mën a jëm ca kanam. Aïda Mamadou Diop ñu dellusiwaat ci génnub àddina xalifa général des Mourides di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ni ki talaata bi ñu génn kii di archevêque bu Dakar jébbal njaalam njabootu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fàttaliku taxawaay kooku di Sidi Mokhtar ca ba muy dund kàddu yam rotal ci micro suñu ndaw di Jibi Sax Joni. mbokk yi ak métit laa déggee ne Serigne Sidi Mokhtar génn na àdduna ma bëggoon ci circonstance boobu wa sama mbokk murid yi si gi leen diggaale ci li ñu dal ñun ñëpp. Serigne Mokhtar nekk nitu jàmm nitu bu am simplicité génne àdduna jiital diine ak yàlla. maa ngi koy wax ci tuuru chrétien yi yëpp maa ngi rafetlu bu baax a baax jikko Serigne Sidi Mokhtar mu doon nitu jàmm yal na ko yàlla xaare aljana mu nekk foofu di ñu ñaanal ñun itam ndax ku nekk ci ñun mun na def li ko yàlla sant ba benn bés ñun ñëpp ñu booloo nekk ca aljana amin. mu ngoog di génnub àddina xalifa général des Mourides di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké mu mel ni ba nouvelle ba jibe ñu ci ëpp nekk ci tiis rawatina askan wi yeew fii ci Sénégal di yoonu Mouride ca jumaay Masalikul Jinaan ñenn ci ay taalibe yu ñu fa fekk daanaka seen kàddu benn la mooy ni mission ci kaw suuf matal na ko moom moome di Serigne Sidi Mokhtar Mbacké ca samp jumaa jafane waaye ca kàddoom doon luy benn la jullit ni ak yeneen ci ay jikko yañ ko xamal dañ ci ànd ak suñu ndaw di Codé Ndiaye. représentant xalif général des Mourides di Mbackiyou Faye fii ci Dakar mébétam moo nekkoon inauguration mosquée Massalikul Jinaan te Serigne Sidi Mokhtar Mbacké daal di koy teewee nit ak mébétam yàlla ak dogalam Serigne Sidi Mokhtar daal di dëddu àdduna mardi bi ñu génn fii nag ci Massalikul Jinaan tiis ak naqar moom moo fi gën a fës taalibe yi ñoom jàpp ni Serigne Sidi Mokhtar dem na naam waaye nag jëfam daf fiy des ba faw sëñ Touba rek la am bi mu ñëwee Touba mu fekk ko ci juróomi soror mu yóbbu ko juróom-ñaari soror l'université de Touba sëñ Abdoulaye tàmbali woon ko ma ngi ci woon di ko yeggale li kii yëpp nag sëñ Baara mi magam ñëw tàmbali fii juma Massalikul Jinaan mu jël lépp travaux yi tàmbalee ci loxoom ba fii mu yegg si tey vraiment ñàkk nañu ko rëy a nitu yàlla boobe nekkoon na itam koo xamante ne nii ràññeekoo na lool ci mbirum boole ay doomu aadama ci wàllu woowu sax daan na fexe ba rek tarixa yëpp daal di booloo doon benn. dafa jëloon jullit yëpp wuuf leen jël jullit yëpp doon leen def leen muy benn li mu toogee li mu njëkk wax mooy dama bëgg jullit yëpp doon benn. ba mu nekkee xalifa depuis 2010 ba tey jii mu nekk juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer xamuñu ci moom lu dul unificateur maanaam day boole l'islam fenaa ba mu toggee ci tarixe bi ak léegi ñaari korité ñaari tabaski ak ñaari yëpp dafa jeex lépp benn la ko def mu àndi ci kilifa diine yëpp kon loolu rek defe naa dafa doy exemple pour toute la oumma islamique particulièrement les familles confrériques yi nga xam ne ñoo nekk fii au Sénégal.
fii nag ci këram gi nekk ci HLM lu ni mel itam lañu seetlu daanaka sax kër gi kenn nekku fi waaye nag gardien bi di ñu xamal ne Serigne Sidi Mokhtar def na liggéey bu am solo rawatina ci jeunes yi nga xamante ne ni ñu ngi fii ci koñ bi. sëñ bi moo def ci ñun alxuraan ba ñu xam nuñ koy nafaree dimbali ñu ba ñuy mën a toog kuréel di jàng xasida soññ ñu ngir tamit ñu gën a xam suñu digganteeg suñu borom ak suñu digganteeg suñu morom ak fonk suñuy waajur ak nangoo liggéey. juróom ñaareelu xalifu Bamba daal di nag dëddu àdduna ci bi muy am juróom-ñeent fukki at ak ñeent pas-pasam ci wàllu diine waaye itam liggéey yu am solo yi mu def jëmale ko ci jumaa Tuuba bi ak mosquée Masalikul Jinaan ñëpp teg nañ ci seen bët lu ni mel nag taalibe yi jàpp ni dootul fay donte nag sëriñ bi dëddu na àdduna. mu ngoog Codé kër sëriñ bi te fàttaliku nañu yenn ci jikko yi kookee nekkoon juróom-ñaareelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul ca la ñu fàttaliku bokk na ci na mu dogawoon ngir bëgg jullit ñu doon benn waaye ci seen xel dal ci ki ko fi utu doon juróom-ñetteelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul di sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke ca na mu dogo jàpp ni mission bañu ko yenn jamono ji dana ko wéyal ci ni ko njabootu Cheikh Ahmadou Bamba bi bëggee ñu ànd ceeg suñu ndaw di Mouhamadou Diallo. ci kër sëriñ bi muy barab bu am solo xalif général des mourides bu njëkk di sëriñ Modou Moustapha Mbacke defoon fi liggéey bu am solo tey jii sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke nelaw loolu murid yi fi nekk yëg nañ ko bu baax a baax. maanaam yàgg na fi yàggu fi ndax juróom-ñaari at la fi def ak juróom-ñaari weer waaye liggéeyam ci diine ak yaatalam. ak maanaam it ni mu liggéeyu Serigne Touba bi nga xam ne moom la fi fekkoon ni mu ko def kenn ku ne xam na ne maanaam ci dëkk bi ñu nekk muy sowu jant Ndakaaru Masalikul Jinaan gis nga jumaa ji fi nekk ni mu ko taxawalee. li tubaab naan discret nit ku discret la woon ndax lu jiitu mu yor xilaafa gi nii muy doxee nii avant mu yor xilaafa gi laan doxee te kenn mësu ko woon a xam. seede yi benn la ki fi jóge nekkoon na ku doon rataxal bu baax ak i dëgëral la diggante tarixa yëpp. li koy neex ci xilaafa gi nag ñun jullit ñëpp mooy bi mu toogee lim ne bëggatuma dégg ñu naan murit wala xaadir wala nangam loolu moom moo ñu gën a marqué ñu ndawu sénégalais ci xilaafaam. loolu li ko waral mooy maanaam noonu la ko Serigne Touba daan defee ndax Serigne bi it bul fàtte ne maanaam dana wax naan al muridu la duñul maanaam rek mbir moo xam ne dafa am ñu mu concerné am ñu mu concerné wut maanaam jaam ba jëm ci suñu borom. sëriñ Sidi Muxtaar Mbacke dem na sëriñ Mountakha Bassirou Mbacke moo ko wutu mu war a def liggéey bu am solo jëm si gën a sàmm njàngaleb sëriñ Touba. képp koo xam ne murit nga na nga xool ci moom ak taalibe ci moom ba pare képp kuy murit na nga roy sëriñ Mountakha ak taalibe ndax ku amoon taalibe la bu dee xam-xam nag moom jàpp naa ne kenn ëppalewu ko man kenn ëpp ko xam-xam bu dee baax it noonu la mel. juróom-ñaari at mu nekk ko xalifatul Xaam juróom-ñaareelu xalif général des mourides amal na ay liggéey yu am solo moo tax murid yi suñuy jàngay xasaayit dañuy firndeel bu baax cant ak ngërëm bi ñu amal sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke. mu ngoog wax nga ko Mouhamadou Diallo mu ngoog di Serigne Sidi Muxtaar Mbacke wàccub liggéey ginnaaw juróom-ñeent fukki at ak ñeent ki ko fa uutu di Serigne Muntaxa Basiru Mbacke doon juróom-ñetteelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ma nga juddu ci atum 1934 moom mi di Serigne Muntaxa Basiru Mbacke ci gis-gisu ñenn ñi mooy ñu ngi ko tàmbalee ràññee ci atum 2007 mu mel ni laaj yi samp mooy ni kan mooy Sëriñ Bassirou Muntaxa Mbàkke lan mooy jaar-jaaram la mu représenté ci yoonu murit tontu lekk Moussa Bey moom mi le nag moo wutu Sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke sukkandiku ci ni ko yoonu murit bëggee moom nag ñu ngi ko duppee Sëriñ Muntaxa Bassirou Mbàkke ci juróom-ñetti fukki at ak ñett ya mu am mooy ki mag nag ci sëtu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul doon doom nag ci Mouhamadou Bassirou Mbàkke waaye kilifa gi nag mel na ni bàyyiwul dara ci way juram gàttut te njoolul waaye taaru lool kanam gu yànj boole ci sikkim bu weex nag ngay gën a nemmeeku ci xar kanamam colinam di firnde nag woyofteem li ci ëpp nag yëre bu weex lañ ko xamee di firnde rek ni nitu jàmm la doonoon na nag ku làq woon lool ca liggéey ba muy def ba nettali nañ sax ni
moom xalif bu yees bi atum 2007 la tàmbalee génn ndax ci at moomu sax la ñàkkoon ki nga xam ne moo di magam di Serigne Moustapha Bassirou Mbacké foofee nag la wuutoo kile ci jiite julli tabaski korité ca njaareem waaye di wëyal ndigalu poroxaan Serigne Mountakha Bassirou Mbacké doon it ki nga xam ne moo yëggali liggéey bi soxal juma bi nga xam ne Serigne Moustapha Bassirou sumboon na ko ca Daaru Minam dëgguteem nag ak liggéeyam ci yoon bi nga xam ne maamam rëdd na ko tax na Serigne Saliou Mbacké wóolu woon ko lool ngir rek muy jiite julli tabaski korité ca Touba ba mu ci jógee tabb na ko it ngir rek mu doon kay teewal njaboot gi ci xew-xew yu mag yu ñu mën a nemmeeku ci yoonu murit yamu ci ndax ci nguurug Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké kile wóolu gi mu ko wóolu dénk ko yeneeni liggéey moom sax Serigne Mountakha Bassirou la tabboon ngir mu nekk digganteem ak daara bu Hizbut Tarqiyyah yi mu teg ci it tabb ko ci bopp commission bi yore organisation màggal gu mag gi di borom xam-xam xalifa bu yees bi tey di firnde nag royukaay bi war ci yoonu murit te doxalinam war a doon référence ci bépp taalibe bu Cheikh Ahmadou Bamba. mu ngoog nekkoon jaar-jaaru xalif Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di juróom-ñetteelu xalif bi di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké judd ci atum 1934 kii di El Hadj Moussa Bey doon ñu fësalal jaar-jaaru kooke di xalif Cheikh Ahmadou Bamba ñu wax ci leneen muy gëstu tey bi ñu ànd ceeg soxna yi nga xam ne dañuy faral di jëfandikoo lu mel ni perruque lu waral jigéen ñi bëgg ko ci gis-gisu ñenn ñi mooy ni daanaka perruque boobee doon lu yomb jëfandikoo donte xeetu létt yooyu dafay laaj temps waaye ci gis-gisu ñeneen ñi mooy ne nañu fexe ba jigéen ñooñu di ko jëfandikoo ñu koy toppatoo ndax léegoo-léeg mu bàyyi xeet goo xamante ni daanaka dafay indi ay gàllankoor ñeen ci ay coiffeuses it di ñu fësalal lay inconvénients yi ak it la ñu jàpp ni njëriñ la mu làmbo leeral yeeg suñu ndaw di Fatoumata Touré. tendance bi ñu nemmeeku fii ci Sénégal moo di jigéen ñu bari dañuy teg ay perruque loole nag bu ñu sukkandikoo ci kàddu soxna si diine jamono moo ko laaj. léegi mode bi moom dafay gën a avancé ak ay perruque parce que xale jigéen ñi léegi moom lañ gën a farataal am na ñoo xam ne pour julli parce que nekkul comme niñ koy waxee rek mèche ak greffage julliwul. mieux vaut nga dett sa bopp ay renversé. wante lu ci ëpp jigéen ñi nga xam ni dañoo am jëkkër ñoo ko dee def wante nguur si d'accord ci benn yoon. maire yi sax ak jéeg ñi nga xam ne gars yi mooy loolu moom la ñuy dóor quoi mais en réalité le plus souvent quand tu es marié moom su fekkee da nga am jëkkër am na yenn yoo xam ne waxatu la quoi man dama jàpp ne waxatu la donc bu fekkee da nga am jëkkër di jël ay perruque di ko teg pour lan. lu jëm nag ci wàllum hygiène ñii di xamale ni dafa am jigéen ñoo xam ni dañoo sàggan. nga yëg ci bus bi gis benn xale bu jigéen boo xam ne day teg ba mu baax mais perruque ba boo ko jegee maanaam oh day nugu leneen quoi. am na ñoo xam ne dañoo tayal nag dañuy ñëw rek jël perruque bi noonu rek teg alors que da nga war a defar sa bopp d'abord. coiffeuse bi lee di artu que ni naam perruque am na ay avantages waaye tamit am na ay conséquences. perruque amul benn njëriñ parce que boo xoolee li ngay teg perruque bi yëpp da lay leerloo élastique bi tegu ci kaw jëbi karaw yu sew yi gis moo tax léegi jigéen ñëpp a leer karaw yu sew yi yëpp lay dëjatiku te loolu baaxul ci jigéen dafa war a am karaw. ñàkk temps wala gën a noppale jigéen ñu bari taamu léegi di def ay perruque bu ñuy jàppee ni jigéen ñu am jëkkër ñoo koy gën a def ñeneen ñi ñoom dañoo jàpp ni xale yu jigéen ñi tayal rek moo leen jàpp lu ci munti am nag ñenn ci population bi di leen ñaan ñu gën a xoolaat hygiène bi ndaxte set ci jaamu yàlla la bokk. mu ngoog di perruque yi nga xamante ni jigéen ñi dañ koy faral di jëfandikoo gis-gis yi uute ci ñu àndoon ceeg Fatoumata Touré ñu song pàcc bu mujj ci xibaar yi yëglekaay yi la Modou Mbacké ñaa leen ci àndal. yëglekaay yi xëy di génn ñoom ñëpp ñoo xëy ca Touba laas nim Touba day mooy célébrer yoonu mboolem jullit ñi askan waa ngi jóge fu ne jëm ca Touba ngir sargal ak dala njukkal ak ziyaarem kilifa gi fi jóge di Cheikh Sidi Makhtar Mbacké yëglekaay bi ni juróom-ñaareelu xalifa Serigne Bamba dem na moom Cheikh Sidi Makhtar Mbacké Touba nga koy jooy noppeegunum yëglekaay bi waaye na xel mën naa dal ndax ki ko wuutu di Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir moom ci boppam day l'islam rek moo ko ñor ak sunna Seydina Muhammad sallallahu alayhi
alayhi wa sallam yëglekaay bi ni président Macky Sall ma ngoon démb ca Touba ginnaaw ba mu yëkkatee kàddum njaal jëmee ko ci njaboot gi moom président Macky Sall day dem na Daaru Minam saafonte ji yeesal ab ziyaara ci kanamu Sëriñ Muntaxa Bachir Sëriñ Muntaxa nag moom la Cheikh Sidi Makhtar Mbacké dénkoon lépp li dëkk bi rawatina njàngum alxuraan mi nga xamante ni bi ajjuma junem Le Quotidien mooy dëgg Sëriñ Muntaxa day xalif la ñaari yoon mooy xalif des Mourides waaye it mooy xalifa Daaru Minam Vox Pop moom itam dir siwaat ci wàllu guni mel yëglekaay bi neenam Sëriñ Cheikh Sidi Makhtar Mbacké dem na Sëriñ Muntaxa Mbacké wuutu ko yëglekaay bi ni Sëriñ Muntaxa day doon na koo xamante ni bi ku mas a sàmmonteeg ndigalu magam yi la enquête moom duñu wax lan mooy secret Sëriñ Muntaxa Mbacké Bachiru digganteem ak Sëriñ Abdou Lahad Mbacké digganteem ak Sëriñ Mourtala waaye itam digganteem ak Sëriñ Saliou Mbacké yëglekaay bi topp na ko ba cam njàngam ca bitim réew waaye it moom mi di Cheikh Mouhamadou Muntaxa Mbacké ku fonk lool xasida gi ñuy wax nuuru daaray ni la L'Observateur moom kilifa gi laataa mu fiy jóge def na ay ndénkaan yi am solo bàyyi fi ca mooy na ngeen àndandoo nekk benn jaamu yàlla ak liggéey lii la kilifa gi dénkaane soog a dem Direct Info jaar ci wàllu guni mel moom it day nee na mbooleem umma islamique bi ñoo sargal delloo njukkal tariixa muridiyam ginnaaw làqu Cheikh Sidi Makhtar Mbacké yëglekaay bi ni waaye it bokkandoo ñaanal Sëriñ Muntaxa mi ko wuutum Libération moom ñëwaat na ci Cheikh Sidi Makhtar Mbacké yëglekaay bi ni ña ngi ko denc guy mbind laataa mu fiy jóge nag defar na barab bi ñu ko war a denc daana fa dem lu bëri di fa jàng alxuraan ak julli yëglekaay bi yëmu coom yokku na ca ni diggante 2010 jàpp 2018 yóbbu na ca Makkatal Mukarram ñetti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ñu dem ziyaara yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëglekaay bi yokku na ca ni ay kilifa jóge na fu ne indi kàddug seedeem waaye taxawaayam ngir liggéey ay néegu yàlla bokk na ca ni bi nekk fi ci Ndakaaru muy juma Masaalikul Jinaan ay milliards la gën a def ci ngir taxawal néegu yàlla bi yëglekaay bi yëmu coom yokku na ca ni Cheikh Sidi Makhtar Mbacké day ku bëggoon tirangalam dimbil doomu aadamam waaye it jàppale askan wi ci seeni jafe-jafe lu ni mel moo tax Monseigneur Benjamin Ndiaye moom ci boppam jot na ay tirangaam kii la Sénégal ñàkk muy Cheikh Sidi Makhtar Mbacké yàlla na yàlla yokk leeram amin Modou Mbacké Niang yàlla na yàlla yokk leeram mu dajeek maamam di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul muy ponk bu mujj ci xibaar yi mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di ci jaajëfal technicien yiñ ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonu jàmm bu ànd ak tawfeex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam